maa ngi lay ziar bu baax donc ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di wax rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli donc ñu fas yéene waxtaan rek comme ni ñu ko doon defee saa su nekk wax ci actualité sénégalaise bi parce que vraiment ça nous regarde tous hein, l'actualité sénégalaise comme ni ñu koy waxee comme nous sommes tous des Sénégalais on est des patriotes nous aimons que le Sénégal notre cher pays donc kon dañoo war di occuper wu ci Sénégal toujours c'est très important di wax ci Sénégal li fa xew loolu lu am solo la waaw moo tax ñun lépp loo xamante ni dafa concerner Sénégal rek ñun daf ñuy concerner léegi nag lu ñuy njëkkee mooy dañuy ndokkeel communauté mouride bi di ndokkeel umma bi yëpp ak mboolem tarixa yu nekk Sénégal ak église beeg yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax parce que joie boobu noonu di Massalikul Jinaan loolu c'est une fierté de toute une de toute une nation de tous les Sénégalais voilà donc képp koo xam ne sénégalais nga rek moo xam nga nekk jullit moo xam nga nekk chrétien moo xam nga tarixa boo mënti bokk rek xam nga loolu sa ndam la quoi parce que vraiment c'est une très belle réalisation waaw donc kon ñu ngi ciy ndokkeel xalif général des mourides di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram Serigne Mountakha Bachir ak mbooleem këru diine yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel di leen wax ne nag li fa xew démb wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ ci mais nag dañuy poser wu la question parce que lépp lu xew rek il faut se poser la question maanaam da ngay def taxaw seetlu parce que man taxaw seetlu bu ma ciy def mooy Ablaye Wade ak Macky Sall gëj nañoo serrante la main joxante loxo depuis 2012 bi ñuy def prestation de serment non passation de service dama juum bi ñuy def passation de service ci palais bi Ablaye Wade di génn Macky di dugg boobu lañu gëj a joxante loxo te boobu lañu gëj a bokk jotaay ñoom ñaar ñu toog loolu yàgg na léegi nag occasion bi su présenté woo muy inauguration Massalikul Jinaan xalifa bi def une très bonne initiative mu nekk nag acte bu rafet maanaam ne suñ ñëwee da leen di jubale ñoom ñaar fexe nañ bañ dajee fa ñu joxante loxo ñoom ñaar après Macky Sall dugal ko ci otoom déposé ko këram loolu lu rafet la mais nag question bi ñuy posé est-ce que loolu réellement dëgg la est-ce que doy na xalifa bi moom il a fait que son devoir ah devoir am mooy kilifa la représentant diine la ci kaw suuf gis na ñaari mbokk yoo xamante ni dañoo am jafe-jafe ñoo xam ne sekkoon nañ teraanga démb mu jubale leen loolu c'est son devoir léegi nag li ci des ki ko mën a mottali mooy ñoom ñaar mooy Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñoom ñoo war a continuer affaire bi wane na ndax loolu dëgg la ci ñoom wala dañ doon simuler wala dañ doon bañ gàntal xalifa bi devant tout le monde parce que xalifa bi du leen ñaan loolu devant tous les Sénégalais ak mbooloo bi nekkoon foofu yépp ñuy bañ loolu Macky Sall ñemewu ko def Abdoulaye Wade tamit ñemewu ko def comprendre nga mais daal lu njiit njàgg nag Macky Sall moom mooy njàgg parce que c'est lui qui a commencé les hostilités moom moo commencé affaire yi parce que dinañ def benn rappel bu ndaw rek waaw benn récapitulation bu ndaw la ñuy def ci Macky Sall ak Abdoulaye Wade parce que Macky Sall Abdoulaye Wade presque moo ko yar Macky Sall mu ngi njëkk a milité LD wala AJ/PADS ñaar yooyu benn la ci daal foog naa LD la su ma juumul fa la nekkoon bi mu fa jógee mu ñëw ci Abdoulaye Wade ànd ak moom ba ni Abdoulaye Wade nekkee président en 2000 fekk moom mu ngi nekkoon employé ci Petrosen léegi nag bi ñu demee ba ci kanam Abdoulaye Wade ak reconnaissance am ak générosité am mu nommé ko directeur Petrosen ñuy ànd ba mu yàgg mu jëlee ko ci direction Petrosen dem yóbbu ko def ko ministre de l'énergie et des mines loolu mu ngi ko def sous Mame Madior Boye ñu dem ba ci kanam mu def ko ministre de l'intérieur def ko premier ministre def ko président de l'Assemblée nationale seytaane dox ci seen diggante seytaane moom day ñëw fu nekk seytaane dafa bari doole
Ablaye Wade dafa jàppoon Macky Sall comme doomam fonk ko jox ko poste bu nekk Macky Sall tamit di ko liggéeyal respecté ko def ko comme baayam mais li ñuy wax ne doom dafa sax ci xol doom dafa sax ci xol moo tax nit kuy mere nit wala nit kuy def yenn yi ndax bëgg doomam man duma la ci mere parce que doom dafa sax ci xol te Ablaye Wade mag la ba pare dafa yéex a am doom Ablaye Wade tey bu teeloon am doomam instant bi mu ngi ci ay 65 ans 70 ans bi léegi mu jege mais dafa yéex a am doom donc yàlla may ko ñaari doom mooy Karim Wade ak Sindiély te benn góor ak benn jigéen xam nga loolu tamit dafa garaaw nañu waxante dëgg ku nekk da ngay xool su doon yow su doon man su doon keneen léegi koo xamante ni yow yaa ko formé ko bu déggee ministre yow yaa tax bu déggee directeur général yow yaa tax bu déggee président assemblée yow yaa tax distinction yooyu yëpp ak nomination décret yooyu ñoonu yëpp yow yaa ko signal yow yaa tax sénégalais yi xam moom mooy kan parce que defe naa ne bu ko Ablaye Wade defatoon yooyu yëpp pour ñun ñu xam ko ba kay fal di ko def président de la république loolu du yomb c'est pas évident Sénégal pour ñu fal la dañ lay xam ba pare di nga gis ñoo xamante ni sax ay nit ñu compétent lañ ñoo xam ne ils peuvent faire mieux que Macky Sall mais ñooñu duñ leen xam moo tax léegi nag Macky Sall bi mu demee assemblée nationale dafa Karim Wade convoqué ko ne ko pour mu ñëw ñu audité ko mu leeral gestion wu ANOCI bi donc Ablaye Wade mer ne kii sama doom lay naan daf koy audité daf ma bëgg a toroxal man ak sama njaboot kon wala dara léegi xolu baay moo ko jàpp foofu noonu après mu mere Macky Sall acharné wu ci kawam loolu la ñu bundu xataal ko foofu noonu dindi mandat bi mooy loi Sada Ndiaye bi jëlee ko 5 ans def ko 1 an pour loolu rek pour dagg bopp Macky Sall mu jógee fa démissionné ci parti bi demal boppam ne yàlla lay desal créer son propre parti bu mu créer parti bi Sénégalais yi nag ñoom bëgguñu victime ñu jàppale ko Sénégalais yi jàppale ko mu falu waaye bi mu faloo nag erreur bi mu njëkk a def mooy dafa amoon benn haine bu nekk ci moom boo xam ne heure bu ma nekkee président rek man damay fayu ji te ku baax jullit ak nit ku baax doo fayu wante bu ñu la defee lu bon da ngay fay lu baax parce que innal xasanaatu yuzhibna sayyi'aat gis nga yu rafet yi day effacer yu ñaaw innal xasanaatu yuzhibna sayyi'aat kon moo tax man su ma nit defee lu bon duma la def lu bon duma la ci topp parce que nit ku nekk li nga def sa diggante ak yàlla la yow la concerné moom loolu la jàpp mais bi muy dem di acharné wu ci njabootu Ablaye Wade gi ak Ablaye Wade dafa waroon a xalaat moom li ko Ablaye Wade njëkkoon a defar mu peser ko lu mu ko defal ci lu baax ak luñ mujjee jotee te pourtant bu ko peser billaahi lu mu ko defal ci lu baax mooy féetee kaw balance bi dana daanu parce que poste yu ma leen limal yépp ak décret yu ma leen limal yépp Ablaye Wade moo ko signal te pourtant Wade am na ay mbokk yu ko jege am na ñoo xam ne seen ànd ak Ablaye Wade moo gën a yàgg que àndam ak Macky Sall te fonkoon na Macky Sall trop am na ay doomam yoo xamante ni ils sont compétents pour gérer loolu mu joxoon Macky Sall ku ci mel ni ay Doudou Wade ak ñeneen mais defu ko léegi nag moom ci loolu la waroon a xool bàyyi lépp mu sedd bi mu yéegee mu jéem a négocier ak Ablaye Wade ñëw na ko yow yaay sama bàyyi defoon nga ma lii def ma lii su ma demee ba Sénégalais yi xam ma ba fal ma yow yaa tax damaa bëggoon daal nga nekk sama conseil ñu jàppalante man ak yow mais nu mu def dafa yéeg rek ne dafay fayu parce que amul conseil yu baax man gëm naa ne soxna si sax su ko mënoon a conseiller parce que jigéen jege na jëkkëram génnee ko ci xeex bi mu baax mais xeex bi lan la jural Macky Sall tey laay laaj donc il faut que la justice soit faite loolu d'accord nañ ci Karim Wade d'accord nañ ñu dem yóbbu ko tribunal mu leeral xaalis bu mu doon gérer parce que képp kuy leer Sénégal transparence lañu bëgg képp ku yore xaalisu réew mi bés boo wàccee war nañ ko càmbar leeral ko ñu xool fan nga ko dugal c'est très important loolu dafa am solo mais moom defu ko parce que Sénégalais yi bëggoon nañ ko mais daf ko jaaralewut ci yoon moom daf ko def ak acharnement ak mépris ak haine
ak riposte vengeance baat yooyu yëpp laay utiliser loolu rek moo ko ci dugal dafa doon venger wu te loolu rafetut loolu c'est pas du tout joli te Macky Sall amu ci benn victoire gis nga li ma wax nii léegi nii su fekkoon bi mu yéegee loolu la def Karim Wade am na ay mouvement ak ay association yu nekkoon Sénégal yoo xam ne mën nañ ko porter plainte yóbbu ko ci yoon ñu jaarale ko ci yoon daal respecté ay droits yam comme ni ñu koy defee ak ñëpp mais Macky defut loolu ñëpp dañoo xam ne moom moo nekkoon ci gannaaw loolu yëpp pour def règlement de compte te loolu nag dafa gën a merloo Ablaye Wade man sama doom tey ku ko jàpp yéene ko kaso jàpp ko tëj ko xañ ko ay droits yam ba pare dëkk bi mu dëkk baayam fekk fa baax cosaanoo fa mu am fa ay droit nga xañ ko dëkk ba génnee ko dëkk bi ay at mais kooku il faut nga mer nañ waxante dëgg man ku ko defoon sama doom man damay mer damay mer Macky Sall nag loolu la wartoon a doxal ci digganteem ak Ablaye Wade ba pare dem nangu kër goo xamante ni Ablaye Wade moo ko moom te moo gën a xam ne kër gi Ablaye Wade moo ko moom képp ku xam kër Ablaye Wade point e ñëpp a ko xam kër Ablaye Wade point e ñëpp a ko xam ñun ñii ñëpp xam nañ fi yàgg nañu romb ci buntu kër gi ñu ne fii mooy kër Ablaye Wade avant muy nekk président ak bi mu nekkee président ñu fay romb garde présidentielle bi ñu taxaw foofu gendarmerie nationale kër googu nga xam ne nag patrimoine la ci Ablaye Wade yàgg ak moom mu ne nga dégg ñu ne may na ko doomam nga dem di nangu kër googu noonu di ko saisir di ko toroxal te mu nekk mag nga xam ne am na coono yoo xamante ni boo koy teg moom mën na dem ba dee parce que mag dafa sensible mais Ablaye Wade yàlla daf ko dimbale mu nekk koo xamante ni yàlla daf ko may ku mën a muñ la parce que fi mu jaar dafa bëri dem na bañ koy teg coono yooyu yëpp jël doomam exilé nangu këram jiñ ko fi ne dafa sàcc ay oto moo gaayam lu nekk lépp daf kaa muñ mu ngi nii tey bi mu muñee yàlla àtte na démb Macky Sall ñëw na baalu ko àq ba pare yëkkati loxoom ci kaw dugal ko ci otoom yóbbu ko këram moo tax xeex bi daf kaa jarul gis nga Macky Sall xeex yu muy xeex ak nit ñi ak répression yi muy def ci kaw nit ñi ak vengeance nit ñi amu ci benn yoon victoire gis nga li mu def Khalifa Sall def ko Karim Wade jaay doole yu mu nekkee Sénégal moo ko yóbbee tey mu dem ba États-Unis ñu koy toroxal foofu di ko yuuxu te mënu ci dara Amérique n'est pas Sénégal Amérique du Sénégal le Sénégal ngay am droit di manifester ñu la koy xañ envoyé ay policiers ñu ñëw naan dañuy dóor nit ñi di toroxal ay kilifa man amila saalihan fa li nafsihi gis nga nit lépp loo def rek sa bopp nga ko def soo jëfee lu yiw sa bopp nga ko jëfal lim doon def moom la koy yàlla di fay nii il est en train de récolter ce qu'il a semé li ma leen di wax ci ne def lu baax ak loo manti def mooy lu baax ak lu bon loolu ngay récolter gis nga tey jii boo fekkee da ngaa def lu baax fay bi mooy lu baax hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan loolu la yàlla wax mu ne fayu lu baax mooy lu baax Seydina Ali moog yonent bi ay cousin lañ seen ñaari papa yi bokk ndey ak baay mu nekkoon saxaabaam nekk 4e xalifaam soo ko masoon defal su la masoon a defaral dara comme mu defal la lu baax quoi nga koy remercier nanga ko sëñ bi jërëjëf maa ngi lay remercier affaire xam lan la lay wax non bu ma remercier soo na ko nit kañ su fekkee daf la defal lu baax dañ koy gërëm mu ne non bu ma gërëm indil la benn aaya bu nekk ci suratu Isra na la in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha soo defee lu baax defal ko nit loolu dafay delluwaat ci yow lu baax loolu mais su fekkee lu bon la lu bon ngay amaat encore day répercuté wu ñëw sa kaw moo tax àdduna bii nii ku fi nekk jéemal baax di def lu baax di dox ci lu baax di jéggale di jëlale bu la nit saagaa ndey ak xas la loolu nekkul ci yow est-ce que nit saaga la wala mu xas la wala mu def la lu ñaaw dafay tax yow loolu nekk ci yow jaru ko moo tax man ku ma saaga du ma la tontu ku ma xas du ma la tontu ku ma wax lu ñaaw du ma la tontu moo tax nag Macky Sall yooyu mu doon def moo dem këpp ci kawam bi mu demee États-Unis ñu toroxal ko digg bëccëg te loolu dafa ñaaw te réseaux sociaux yi dafa gaaw wax naa leen ko benn jour mën na leen lépp lu jàll ci réseaux sociaux yi balaa 24 heures àdduna bi yëpp dina fi tasaaroo ñëpp jot ci xam nga tey bu dee ay télévision yi nga xam ne mooy télévision traditionnelle yi tey
am na ñoo xam ne amuñ jotu toog di seetaan télé dañuy liggéey. Mais yow soo yoree sa téléphone foo nekk ci àdduna bi yaa ngi yore sa connexion ci mbedd mi loo am na sax ay notification yooyu jot wan la ne la am na yu xew. moo tax nag gis nga dem nga États-Unis sa ay compatriotes ñëw taxaw ci bunt bi parce que foofu c'est une très grande démocratie les États-Unis bokkul comme ay Sénégal ngay marché policiers yi ñëw di la dóor loolu amu fa. Sénégal ay kilifa sax laa la wax ñoo xam ne ay anciens ministres lañ nekk kilifa ay opposants yoo xamante ni occupé nañ poste bu nekk ci réew ma nekk kilifa nit ñi naw leen dañuy marché ay policiers yu ndaw ay xale yu tekkiwul dara ñëw di leen duma di jàpp di sànni ci oto bi. mais àq yooyu yëpp boo ko dajalee Macky Sall tey li nga semé moom ngay récolter dem États-Unis gars yi ñoom Ousmane Tounkara ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax da ngeen cee am droit parce que nit amoo dara lu dul sa dëkk su fekkee ne sa président dëkk dafa toog di def naka su dul noonu yow lii rek nga am mënoo ko am sa réew mais réew jàmbur mën nga ko fa am nga defee ko fa. policiers nii lañ taxawee encadré leen ñuy manifester. moom mu taxaw ci kaw di yurloo ñu naan ko jabar ji sàcc la am na ñu ma dégg ñuy wax naan waaw jabar ji yoonam nekku ci mais jabaram yoonam a ngi ci parce que moom mooy premier conseiller bu borom këram parce que moom mooy jàll ci gannaawam. jabar nu mu jegee jëkkër dafa jéggi dayoo. jabar am na foo xam ne bu ngeen fa àggee moo lay gën a jege sax que sa parents yi kenn du fanaan ak sa ay parents sa jabar ngay dëddal ngeen di waxtaan guddi. su fekkee nag jigéen dëgg la bon du ma xas kenn am na yoo xam ne yenn décision yoo xam ne boo koy jël daf la ko war a tere comme bi mu duggee ci ay acharné wu ci ay Khalifa Sall daf ko waroon a tere ne ko loolu du fi amee mu jaral ko lu nekk. Karim Wade même chose ak yeneen yu mu def affaire yi parrainage yi xañ nit ñi seen ay droit jël carte d'identité nit ñi yàq élection yi xañ ay nit. ñu nekk candidat recalé leen ay ñoom Pape Diop ñoom Abdoul Mbaye ñoom Malick Gakou toroxal leen bañ ñu topp fu nekk ñu tekkeetuñ dara Sénégal ndax Macky Sall da leen yàq jaay doole jël Sonko dàq ko ci administrative ci administration bi loo xam ne c'est arbitraire te yooyu yëpp Macky Sall def na ko ci 7 ans yi Macky Sall dafa bëri ay victimes Sénégal man je n'ai rien contre lui mais nit ku nekk sa ay acte rek si lañ lay juger yooyu noonu yëpp waaw yu ñu say aati maa amilu yu ñu def ci ay ñaaw moom ñu àndal ñëpp loolu bala ñu fay jógee danañ leen ko fay moo wax naa leen sànq ne leen nit lépp loo ji moom ngay góob moo tax ñoom Ousmane Tounkara ak ñi mu àndal ak pa Ousmane Dramé dañ leen di féliciter bu baax a baax ci seen courage bu ñu am parce que seen réew moo leen jaral ñu def loolu noonu te am na benn waay boo xam ne sax dóor nañ ko fa bañ évacuer ko yóbbu ko hôpital jar na ko parce que hubbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk te il fallait ngeen wan Macky Sall ne ko moom moomul Sénégal du loo xam ne moomeelam la le Sénégal appartient à tout Sénégalais à tout citoyen sénégalais mais su fekkee da nga yéeg ñu jël doole jox la ko ngay def fu baa doole di acharné wu ci kaw nit ñi sa gars yi di saaga nit ñi di leen xas di sàcc alalu réew mi sa rakk di def lu ko neex ba pare ngay acharné wu ci ñoo xam ne defuñ dara di leen jàpp di leen tëj kaso mais ñi le amuñ beneen doole buñ xeex ak yow bu dul loolu nga ñëw ñu humilier le devant tout le monde àdduna bi yëpp gis ko vidéo bi di circuler partout dans le monde te doo ci mën tous parce que Amérique amoo fa benn dogal amul benn policier Amérique bu gën a tuuti yow mënoo ko jox benn instruction mu ngi noonu léegi nag comme que nee na jubale nañ ko ak Ablaye Wade moom su bëggee jàmm am na bàyyi Khalifa Sall génnee ko ci kaso bi parce que Khalifa Sall dafa ko dara Khalifa Sall n'a rien fait dafa dara Khalifa Sall xaalis bi mu yoroon noonu ñi ko jiitu ñëpp noonu lañ doon doxalee xaalis bi mooy caisse d'avance mairie bi ñoo ko moom gouvernement Sénégal moomul xaalis bi c'est l'argent de la mairie conseil municipal yi ñoom ñoo ko voté mu ciy doxal lu ko neex la ci war a def te mu ngi ko doon jaarale ci yoon di ci dimbale ay nit di ci faj ay nit di yóbbu ay nit bitim réew ñuy faju ci Youssou Ndour sax dem na Bercy ñu jox ko ci xaalisu caisse d'avance te mu ngi nii Macky Sall la àndal noppi
biñ tëjee Khalifa Sall dafa noppi kon yooyu yëfu naa fekk la yëfu naa fekk la loolu te naa fekk gi il faut mu jóg Sénégal ah nañ waxante dëgg quoi gis nga dëgg neexul dëgg dafa naqari kaani la kooku tuuf dafay taxaw ñu quoi léegi kooku ñëpp seetaan ñu toroxal ko ay mbokkam ne dañuy fay malgré defu ko ay mbokkam ne dañuy fay xaalis boobu noonu ñu bañ parce que boobu teg nañ benn processus pour daaneel ko pour mu bañ a bokk ci élection yi toroxal ko toroxal yu ñaaw devant tous les Sénégalais ñëpp noppi ñu ko doon xeexal kenn amuñ benn doole te pourtant Taïb Socé fayal nañ ko defal ko téléthon fii bi ñu ko jàppee par ñu jàpp ko contrainte par corps mu war a fay 100 millions fayu ko bi ñu ko defalee téléthon bi pourtant juge bi dafa jël xaalis bi libéré ko Khalifa Sall bi mu defee loolu dañoo bañ malgré li ñu koy jiiñ du dëgg mais ay mbokkam ñoo dajee ne ko comme nee nañu yow la léegi fayal nga bañ a dem kaso moo ñu gënal ñun mu tayle ay bien yépp ñu ne ko déedéet bañ xoolal yooyu mais yu ñaaw yooyu di nga nekk di ko def ci réew ba pare nga ne daf lay jig di toroxal gor ñi di jaay nit ñi doole ku mën a nangul Taïb Socé loolu di nga bañal loolu Khalifa Sall kon kañ dañuy xam ne yow mii yaa nekk ci gannaaw lépp chaque jour dafay weer boppam jubóo bi daal bu ay boo ngeen bàyyi ci xel ñun bala ñoo gën a gëm ne ñoom ñaar jubóo nañ Karim Wade dina ñëwaat ci réew mi parce que Karim Wade kenn amul droit di ko génnee Sénégal man faraluma Karim Wade xaw ma ko xamuma Ablaye Wade tamit benn yoon laa ko ma sa gis photo yi sax mu ngi fi maa ngi ko yore waaw mais taxut mu nekk koo xam ne militant yam la wala dara audience la woon rek ñu gisante waxtaan jeex na boobu laa gëj a gis c'était la première fois mais man lenn moo nekk ci man te nekk na ci Sénégal yu bari mooy dama mënta supporter injustice àdduna bii nii su fekkoon nit loo ëppale sa doole loo ëppale sa moroom wan ko kon du baax ñun chaque jour ñu tooñ yàlla ba pare te def ñuy jéggal chaque jour ñu tooñ yàlla jéggal ñu comme yàlla nag moom la ñuy tooñ mu ñuy jéggal waxuma laa koo xamante ni yow dañu la jox nguuru àdduna yi nga xam ne c'est éphémère du dara nga ñëw di ci nekk di fayu wante di xeex di jaay doole di xañ nit ñi pour ñu nekk candidat bokk ci élection yi di leen toroxal jaxase élection yi jël 52 milliards def ko ci carte d'identité yi kenn mënta jot sa carte d'identité koo xam bépp zone boo xam ne xam nga ne yow favorable oo fa rek il faut nga dem jaxase foofu noonu defal leen ne peut pas voter ñu bañ a voter te duñ ci mën dara yooyu yëpp boo ko dajalee yooyu yëpp nga ne loolu dina la jig loolu mënta nekk mënulaa jig moo tax la dal États-Unis seentul na dana la dal feneen parce que avant États-Unis Paris la njëkk a dal ñëw nga foofu gars yi jël farine sànni ko sa oto bi toroxal la mu wër ci àdduna bi yëpp kon ni ngay toroxalee nit ñi Sénégal boo génnee nga xam ne dëkk yooyu amoo fa benn ndogal mënoo fa joxe benn ordre boo demee foofu manifestation moom kenn du ko fa bañ waaw France ak États-Unis ak partout dëkk yi les plus grandes démocraties du monde benn nit rek bu am lu ko métti bu ko neexee bu dem taxaw buntu Maison Blanche yore pancarte am l'essentiel bul toj bul yàq loolu mooy démocratie mais Sénégal dëkk boo xamante ni naan c'est un pays de démocratie un pays de droit chaque jour nga gis koo xam dañuy salfaañe droit yam piétiner ko xam nga di xañ nit ñi seen ay droit de marche ku bëgg a marche police génn duma la jàpp ay kilifa toroxal leen ay Mamadou Diop Decroix nga xam ne nekk na ministre fii de la communication sous Ablaye Wade nekk ko sous Abdou Diouf nekk député parlementaire nga war ko respecter ay xale yu ndaw policier yu am ay 25 ans ak 26 ans jàpp ko yenn ko ngay toog di seetaan loolu yow président bi ngay cautionner loolu parce que neex na la parce que yow da nga leen a jàppee ay ennemis te ñoom sax ay opposants lañ kon boo demee États-Unis bu la loolu dalee tant pis c'est bon waaw li tax ñu doon wax nag Marème Faye naan ko ay sàcc la maa ngi gis ñu bëri di ci génn
di wax naan non kenn warul wax Marème Faye dara parce que moom yoonam nekk ci moom yoonam mu ngi ci parce que Marème Faye mu ngi jiite fondation bu tudd servir le Sénégal mais xaalis bi ñun xamul fan lay jógee te xaalis dafa war a am traçabilité xaalis dafa war a leer un pays pauvre comme le Sénégal xaalis bi dafa war a leer fan lay jógee ak millions yi muy jël di maye nit ñi muy jël en charge na wax moom fan lay jëlee xaalis boobu noonu mu leeral nit ñi parce que heure boo toogee benn mbër génn ne am na problème santé kële génn na am naa problème bi kële dem ci télé bi ni am naa problème bi ñu ne Marème Faye jël na ko en charge heure boo ko déggee am na yeneen gor yu nekk seen kër yoo xamante ni am nañ kersa dem ci télé yi di wax exposer seen problème te ñu ngi bëgg ku leen dimbale te mënoo dimbale ñëpp te yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat xaalis yooyu ñuy jël di dimbale par kenn kenn buñ ko jaarale woon ci yoon organiser ko xool nuñ koy organiser ba def ko ci hôpitaux yi def benn système sanitaire bu baax politique sanitaire bu baax boo xamante ni ku feebar di nga dem faju te doo fay tu n'as pas besoin di dem ay France wala ngay dem Maroc wala feneen di fa faju ci réew yëpp noonu lañ def France noonu lañ def ñeneen ak ñeneen noonu lañ def ay Allemagne ak ñëpp te pourtant ñun am nañ loo xamante ni lu bëri ñoom amuñ ko te ñun suñ population bi population bu ndaw la ñun bëriwuñ li gën a ndaw rek loolu mënoon nañ ko def ñu ne kat secteur bii mu ngi dox mooy secteur sanitaire bi au moins ku feebar nga dem faju état bi moo koy fay mooy rembourser lépp mën na nekk loolu bu amoon est-ce que nit dana soxla toog ci télé di génn di jàng ndimbal naan waaw c'est-à-dire dama bëgg ñu dimbale moom su ko defee ñu ne première dame ak a baax jox na ko 1 million wala yóbbu na ko Maroc yeneen Sénégalais di souffrir ci gannaaw heure bu ngeen dimbalee benn nit yóbbu ko Maroc wala ngeen yóbbu ko France mu faju ji am na des milliers de Sénégalais yu nekk au fin fond du pays ña ngay souffrir ñu ngi bëgg a dee am na ñoo xam ne insuffisance rénale moo leen di rey duñ mën a def dialyse am ñoo xam ne radiothérapie parce que cancer lañ am ñu nar ñu fay sonal naan ay Marème Faye dafa baax fan la baaxee booy baax da ngay baax sa alal fan la jëlee alal jooju boo déggee ñu ne dimbale na benn nit bala nga xaa déggaat yàgg na boo toogee ci benn nit ngay dégg ñu ne jël na ko en charge yóbbu na ko am yeneen milliers de personnes yoo xamante ni ñoom amuñ support de communication bu ñu waxee pour nit ñi dégg leen parce que fa ñuy nekk la moo tax gis ngeen Macky Sall c'est pas trop tard pour mu rattraper wu erreur yi mu def ci 7 ans yi c'est pas trop tard jubóole nañ ko ak Ablaye Wade devant tout le monde mu wane ne bëgg na juboo ak baayam Ablaye Wade na regretter lu mu doon def yépp ci dernier mandat bi bala moo jeex su fekkee du am 3e mandat parce que am na yaa ngi gis ay nit naa fekk di génn di ko jay bëgg fee indi problème naan ko war ngaa mën a am 3e mandat na toog waxtaan ak sénégalais yi jéem a juboo ak sénégalais yi li mu defoon yëpp mu regretter ko bàyyi Khalifa Sall mu dem ñibbi këram ba pare Khalifa Sall dañ ko war a amnistier parce que dañ kaa tooñ ba pare condamné ko avec la complicité de la justice loolu dafa ñaaw gis nga tooñ baaxul nit ku nekk war nga mooy ci tooñ te gis nga nit heure boo ko tooñee néewal ko doole lu mu yàgg tu vas le voir di nga ko gis benn jour lu mu yàgg di nga ko gis jubóo bi daal su fekkee da ngaa bëgg ñu ne dëgg la damay répété waat na Karim Wade ñëw ci réew ma même suñ koy àtte waat ñu àtte ko jaarale ko ci yoon kenn waxul ne kenn du àtte Khalifa Sall wala kenn du àtte Karim Wade mais nañ ko jaarale ci yoon te moom mu génne ci loxoom bañ cee dugg ñun loolu la ñuy wax kan mooy nekk ci dëkk ba pare ne dëkk bi du def justice Sénégal am na juge yu baax mais tey lépp lu ñuy juger mu jaar yoon dafay fekk ne président bi dugalu ci loxoom mais su fekkee adversaire du président bi la wala président bi bëgg sànq nit loolu du jaar yoon mais su fekkee suñ classe yi da nga xam ne tekkiwuñ dara day jaar yoon dañ koy àtte mu jaar yoon
wax dëgg yàlla nag dañuy waxante dëgg te ñii président bi di tànn di leen teg ci kanam pour ñu rendil ko ay adversaire am ñooñu toujours am na ñuy njëkk proposé loolu ñooñu bañ am na ñoo xam duñu nangu loolu mu parce que ñu ngi xool seen diggante ak yàlla te xam nañ ne dinañ mas a dee te gis nga lépp loo def fii ci àdduna bi boo demee alaaxira dañ la koy takkal nii mu mel ni benn téere nii mu ubbeeku yàlla wax na ko sa jëf yi nga jëf yëpp daf ciy nekk nga koy liir ñu ne la jàng ko wa kullu insanin alzamnaahu taayirahu fi unuqihi wa nuxrija lahum yawma alqiyamati kitaaban yalqaahu mansuura ku nekk lépp loo jëf ci àdduna muy lu baax di lu bon suñ demee alaxira ci jugement bu mujj ba nga xam ne kooku mooy le vrai juge di Dieu soo ñëwee affaire bi day mel ni benn maxtuum ñu murid di takk noonu sous forme de téere day ubbeeku automatiquement ñu ne la jàngal sa jëf yi ñu doon jëf su fekkee nag jëf yu rafet la ah da ngay texe de dem àjjana su fekkee nag yu ñaaw la ñu yóbbu la safara mu jeex tàkk kon kenn ku nekk boo nekkee fii ci àdduna bii nii lépp looy jëf rek na rafet il faut que muy rafet toujours nay rafet waaw léegi daal pour ma conclure mooy ne daal Macky Sall jubóo bi muy oote ci digganteem ak Ablaye Wade su fekkee dafa bëgg wan Sénégalais yi ne dëgg la na bàyyi Karim Wade mu dellu si waat dëkkam parce que nit kenn amul droit di aaye nit dëkk ba mu dëkk te nit koo xam ne sa bàyyi sénégalais la vrai sénégalais nekk président Sénégal servir réewam kenn gënu laa nekk sénégalais Karim Wade c'est un vrai sénégalais na bàyyi Karim Wade mu ñib si waat ci réewam su fekkee li mu doon def élection yi moo taxoon mu ko doon def exilé Karim Wade ba pare jàpp Khalifa Sall su fekkee loolu moo taxoon mu koy def ko élection yi jeex na bàyyi Khalifa Sall bàyyi Karim Wade kañ mu jeex ñëpp xamoon nañ ne loolu sax moo taxoon mu ko doon def but bi loolu la woon but bi loolu la woon pour xañ leen ñoom ñu bañ a nekk candidat parce que ñoom dañ koy yàqal deuxième mandat mais jeex na falu war nga falu boo xam ne rafetul falu bu indigne bu ñaaw mais tu n'as qu'à les laisser bàyyi leen su fekkee jàmm ji ngay oote dëgg la bàyyil Khalifa Sall bàyyi Karim Wade c'est tout mu jeex tàkk loolu mooy indi jàmm Sénégal waaw façon ñaawteef bu nekk def nga ko Sénégal wax naa ko fi sànq ay parrainage ak yépp yooyu yëpp ay tooñ la waaw rattrapé wu weesul parce que fu mu nekk ni dese na la 4 ans man nga rattrapé wu waaw jàmm moom képp koo xam da nga koy oote ñun dañ la siy fekk si waaw mais su fekkee nag da nga bëgg a jël Sénégalais yi noot leen di leen jaay doole parce que yow yaay président de la République loolu am na ñoo xam ne même bu ñuy dee nii dañuy weex quoi way nit ki nga ëpp ko doole rek taxul ne moom daf lay seetaan ngay def lu ko neex même su fekkee ne xam na ne yow yaa ko ëpp doole moom dafa war a bañ ba dee même buy dee mu dee ci bañ honoré boppam waaw kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant loolu la ñu waxoon ne dañ koy waxtaanee tey ci suñu live bi muy acte bu rafet bi nga xamante ni ak initiative bu nice bi nga xam ne sëñ Mountakha Bachir def na ko muy gis ñaari jullit yoo xam ne dañoo am jafe-jafe wala ñaari ku manti doon ñaari compatriote sax moo xam nga nekk jullit wala nekkoo jullit nga jubale leen loolu c'est très important dafa baax ñaari nit ñu am problème nga dox jàmm si diggante bi ñu joxante loxo parce que wax naa ko ci commencement bi nee na leen Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu ñu gëjee joxante loxo depuis passation de service bi la woon 2012 waaw avril 2012 kon loolu yàgg na donc kon bu ñu demee nag ba sëriñ bi jël initiative boobu jubal leen rafet na waaye nag na Macky Sall wane lu tax ñu ne kat kii jubóo bi bëgg na ko waaye bu nekk jubóo boo xam ne da nga bëgg gis leen ma rek parce que xalifa bi ñaan na ma nit ñi ñaan nañ ma mënuma ko ñàkk def ci biir mbooloo lañ nekk ñun waxuñ loolu na nekk dëgg nga jëfee ko nag te ñu ngi xaar dans les jours qui viennent nga def loolu mooy libérer Khalifa Sall mu dem këram ci njabootam ñu amnistier ko parce que dañ ko tooñ amnistier Karim Wade suñ koy attewaat ñu attewaat ko jaarale ko ci yoon ñoom ak ñoom Khalifa Sall ñëpp kon ñu leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah di gërëm ñi nga xam ne ñoo ngi doon seetaan ñëpp nag fàttewuñu kenn Maam Sène maa ngi lay nuyu Fatou Keita Sow Malick Mamadou Silla gis naa commentaire yi jërëjëf merci beaucoup
kon ba beneen yoon.